Tanim TV Tanim TV nekk seen chaîne YouTube bu bees ñu jagleel ko wàllum xibaar lépp lu ngeen yittewoo ci ay xibaar moo xam société politique économie ba ci biti réew lépp Tanim TV dina leen ko jagleel wàllum diine it dina am ay émission yu am solo daw leen gaaw ngeen abonné wu ci chaîne YouTube Tanim TV Tanim TV yéen rekk la fi nekkar ngir ay xibaar yu wér. ñu dem ba yemuñ ci école yi ñu daan wax école yu arabe rek te mooy yi mel noonu waaye ñu dem ba sos yeneen xeeti école li ñuy tuddee école tubaab gis naa sëñ Mountakha bu ne école française mu def ko entre guillemets ñaaral na ci lu bari ci jàpp ne nit ñi dañoo jaawale du école tubaab waaye école tubaab lañu ko jàppe woon daal doon naka nit loolu la ñuy wax école tubaab bee ko fi indi woon moom loolu kenn du ko werante te it moo école sëñ Motulaay ak sëñ Cheikh ñoo fi nekkoon duñ mën a tudde yee école yi arabe te duñ leen tudde école yi tubaab lu mel noonu moo taxoon mujj yooyu am dem ba jëmmi jamono li ñuy tudde franco arabe yi tam am nga xam day mel ne dafa nekk ci diggante bi day mel ne koy bëgg a boole li nekk ci ñaari école yi kon ñetti xeeti école yépp am nañ ci dëkk bi waaye yi ci ëpp nag yu ñuy fayoo la wala yu ñuy laaje dara mooy yu sëñ Mutulaay yu sëñ Cheikh yi yu ñuy fayoo mooy yi ci des te am njàng Sénégal réewum Sénégal moo wax ci constitution ne moo ameel ay doomam am njàng réew mi ameel ay doomam am njàng mooy moo leen war a wutal am njàng moo leen war a yembalal am njàng te nag bu dee ci dëkk bi école yoo xam ne duñ fay wala jàngu sax laa bëgg a wax jàngu rek ndax daara yi ci jàngu yi lañ majaalis yi mooy fi ñu jàngee xam-xamu diine ci njàngu cosaanu ci jàngu yi lañ école yi ci jàngu yi lañ waaye nag réewum Sénégal moo ne moo ameel ay doomam am njàng ba tax na kon kenn ku ne njàng moom bëgg a jàng bu état bi nangoo ne baax na moo ko war a taxawu ba mu mën a am njàng moom kon jaadu na njàng muñ dul fay am ci dëkk bi ni mu amee ci yeneen dëkk yi dañoo bokk ci Sénégal wax ne moo ameel ay doomam am njàng dëkk bi itam bokk ci Sénégal kon waa dëkk bi itam Sénégal moo leen ameel am njàng kon njàng muñ dul fay daal war naa am ci dëkk bi ndax ku ne xam na ne ñëpp mënuñoo fay benn bu doon wàllu pay gi rek ñëpp mënuñoo fay lii jàngu yi fayu ak nag yeneen yi ci wax yëpp yeneen yi ñu wax ci ñi bëgg a dem ci fuñ dul faye te foofa génn dëkk bi jafe-jafe yi ñu ci jànkonteel jagleel na fii foog naa mooy kii bu njëkk bi chapitre bu njëkk bi ñu ngi ko jagleel école publique yi Mbàkke yi ngir wane ne Mbàkke lañ nekk. chapitre ñaar deuxième chapitre. waaw mooy deuxième école publique yi ci Mbàkke ngir wane ne ñi bëgg njàng muñ dul faye dañuy dem Mbàkke wuti ko fi ba Mbàkke ña fa ne di jàng ci école yi daañu ci xayma di wax ne 80% yi Tuubaa la ñuy jóge li ñuy daj lépp nag kii bii rek dana photo bi ci kii bii rek dana ci wane lu bari lii rek dana wane lu bari ci li nga xam ne ñiy jógee ci dëkk bi di jàngi Mbàkke danañ ko daj te foog naa ku wane woon oto yi sax ci leeraay oto yi lañ cey daj buñ ko wanoon ci leeraay kon yooyu yëpp war naa tax ñi ne ci dëkk bi
saña ñaan am ay jàngu yuñ dul faye ci dëkk bi ba ni nga xam ne ñene ci yeneen dëkk yi ab diggante bu gàtt la ñuy dox mbaa ñu dugg ko àgg fa ñuy jànge bu wàcc jotee ñu mën a wàcc àgg fa ñu dëkk balaa yàgg yenn coono yeeg yenn wóore di yéeg yooyu yëpp leen ci fekk ni ko ñene ci yeneen dëkk yi mën a amee ñi ne ci dëkk bi te mën koo am loolu ñene ci dëkk bi am nañ sañ-sañu ñaan loolu ma dikk nag ci wax tuuti ci téere bi wax na ci ma ko waxee léegi ñi ne ci dëkk bi am nañ sañ-sañu ñaan am ay jàng ci biir dëkk bi yoo xam ne duñ ci fay ñi amul njaboot bu toll ci jàng man fay yóbbu seenu njaboot ñu fay jàng te duñ fay du tee jàng yi ñuy fayoo moom dana fi des ndax am na ñu mën a fay am na ñu koy taamu itam bu amoon ndax fa dëkk yi nga xam ne jàng yuñ dul fayee ña nga fa it teewut yi ñuy fayee ña nga fa nit ñi di fa dem ña fay dem danañ ko man te it am na luñ fa taamul seen bopp ba bu amoon fii jàng yuñ dul fayee itam du tee yi fi nekk tey fayu du tee ba léegi ñuy am ñu fay dem waaye ñi nga xam ne nag ñoom amuñ man-manub dem ci jàng yi ñuy fayoo ñooñu ñoo am àqi am ay jàng yuñ dul fayee léegi nag ni ma ko waxee léegi Touba ab dëkk la ci réew mi ba tax na réew mi warlul am njàng ñi fi nekk ni mu koy warloo ñi nekk ci yeneen dëkk yi ñi fi nekk itam sañ nañoo bëgg am ay jàng yuñ dul fayee ñi ko ñi nekk ci yeneen dëkk yi amee loolu am na waaye Touba nag wuute naag yeneen dëkk yi mooy ñaari kilifteef dañ noo séq kilifteefu borom dëkk bi ak kilifteefu réew mi kilifteefu réew mi moom sañ nañ leen a laaj sañ nañoo kaas kilifteefu réew mi moom sañ nañoo kaas ci ñoom àq du ñu réew mi amee la sañ nañ leen a laaj sañ nañ leen a taxaw ci àq joo xam ne réew mi moo tax réew mi bokk moo tax nu war ko am loolu sañ nan waaye nag kilifteef gi ci des te mooy kilifteef borom dëkk bi moom amuñ sañ-sañ boobu suñu digganteek moom amul sañ-sañu taxawu ko waaye nag am nañ sañ-sañu ñaan ko kon ñu ne ci dëkk bi dañoo war a xàjjale ñaar yooyu di xàjjale fu ñuy laaje seen ak fu ñuy taxawoo kilifa ak nag fu ñuy ñaani bu dee ki moom dëkk bi moom dañ koy ñaan bu dee ñi jiite réew mi nag moom sañ nañ leen a taxawu sañ nañ leen laaj bu ñu leen dee laaj moom dañ naan rek dañ naan leen sëñ moo tax ma gis ñaari chapitre yoo xam ne foog naan ñoo ëpp solo ci lu ñu mën a dimbule mooy bii wax ci njàngu Mbàkke ak bii wax ci ñàkku jàngu yuñ dul fay ci dëkk bi ñaar yooyu buñ ko boolee moom danañ ci mën a sukkandiku ba taxawu ñi yilif réew mi ci ñu sàkkal nu pexe nuñ koy sàkkee nag ñoo koy xam boobaa noonu suñ yoon bum jéem a dugg nun ci naan ndax dëkk bi sañ war naa école sàngama waru fee am buñ ci dugg ndax loolu mbirum borom dëkk bi la waaye moom sañ na noo wax ñi yilif réew moom ne leen nun daal bëgg nañ ay jàngu yuñ dul faye ci dëkk bi ni ko ñi nekk ci dëkk yépp am buñ ko ci taxawoo
moom nag mooy seet ni muy fexe ba mu am mooy waxtaan ak borom dëkk bi waaye du nun nooy wax ndax njàng sàngam war naa am ci dëkk bi wala waru fee am loolu du nun du nun mën a lijjanti nun leen mën a lijjanti rek mooy ñi jiite réew mi moom nu taxawu leen ne leen danoo bëgg am njàng ay jàngu yuñ dul faye ci moom dëkk bi itam mën nañ koo ñaan ne ko nu nit danoo bëggoon daal nu ay jàngu yuñ dul faye mën a am ci dëkk ñaar yooyu rek laa bëgg ñu xàjjale ko ki nga xam ne sañ nañ koo taxawu sañ a kaas suñ digganteeg moom ak ki nga xam ne nag ñaan ko lan man te koo xam ne ñaan ko rek nga man boo ko ñaanee lu jaadu te tege ci ay firnde yu leer it da nga rafet njort ci ne dana la ko nangul loolu foog naa xëy na waxtu war naa mat loolu laa ne woon rek naa ko ci dugal waajuma ko ni wax dëgg yàlla ndax dañu moon rek koo njël mën ngaa jël kàddu waaye diggante su muy xoolee téere bi tax na ma am ci xalaat yooyu maa ngi jéggalu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm asalaamaaleykum aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. noo ngi tàmbalee kàddu yi nuyoo ak siyaar jiital ci kilifa yi tedd yi fekk ci jotaay bi di teg nuyoo bi ci loxol sëñ Soxna Mbàkke mi ñu fekk ci waxtaan wi kàddu yu am solo yi nga xam ne ni yëkkati na ko fi waaye di nuyu bu baax professeur Assane Ndiaye ci leeral yu am solo yi nga xam ne ni indi na ko ci wàllum mbind ak li ci aju waaye dem di nuyu président Ndiame Ndiaye moom it mu bokk ci ñiy yëngu ci wàllu jàng ak jàngale ci département de Mbacké ñu koy nuyu di ko siyaar ak kilifa yi nga xam fekk na leen jotaay bi xam naa kàddu yi mën naa bañ a gudd kàddu yi ndokkeel rek la ak sant suñ Muntaxa ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii tàmbali na ko ndax li ko professeur waxee léegi bu tolloo fii xelam ne ci muy bind dañuy xam ne am na bu ko sunu borom jagleel ni ko sëriñ Seexuna leer na ci ay waxam waaye itam mënoon naa bind ci domaine yu baree bari yoo xam ne nii moo gën a dëppoo at yim tolloon waaye mu jël domaine boo xam ne nii moo gën a yitteel askan wi jamono ñu toll nii muy mbirum jàng ak jàngale ci Touba ak li ci aju muy pàcc boo xam ne nii defe naa ne at yi yëpp ñu ngi ciy jokkalante ay kàddu ci yan matukaay lañ war a jël fu ñu war a jaar ba mën a saafara jafe-jafe yi nga xam ne ni seet nañ ko ci njàng ak njàngale mi ci Touba ku nekk xam na ne nag jéego yi ci def bari na lool am na solo lool it fajtal na lu bari lool tam waaye nag wàllum jàng ak yar dafay mbir moo xam ne nii dañ koo war di soppee ko soppiwaat dañ koo war di adapté ci kem situation yi ñuy soppi ko jamono ju nekk day laaj ñu dugal ci ay soppaxndiku jekkalaat defaraat ngir mu gën a mën a joxe lam daan joxe loolu moo tax système éducatif bu mën di doon day yokk ñu cay dugal di ca génne ngir mu mën a dëppoo ak jamono defe naa bu ñu delloo ci sëriñ bi radiyallahu anhu bi mu def déclaration Mbàkke Kajoor 1883 te waxoon ne sama borom nee na ma rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat ne suñu borom moo ko wax ne ko na nga yar ñi nga àndal ci pëstéef te bu leen yar ci am njàngum kese loolu taalibe yu baree bari am ci déggin woo xam ne nii wuute naag déggin ñu taxoon sëñ biy wax mooy ñu bari jàpp ne sëñ bi dafa ñëw ngir tas daara ngir jàpp ne jàng ak jàngale li mu bëgg jàng ak jàngale mënu koo joxe te fekk ne sëñ bi dafa fokkoon jàng ak jàngale ci melokaan woo xam ne nii laajoon nañu soppi ko kon mu soppi aw yoon la soppi aku njàngin waaye mësta dàq jàng ak jàngale loolu nag bu ñu delloo ci histoire dañ ciy mën a teg loolu baree bari ndax daara yu mag yi sosu ci yoonu murid yëpp gannaaw Mbàkke Kajoor la sosu te ci ndigalul sëñ bi la soso
te kenn mën ka tas daara ba noppi di déglewaat ñu tas daara kon loolu moom wéru ñu gis it ne ñi toppoon sëñ bi ñëpp it ku ci jàngutoon amutoon ñëpp a jàngoon bi dañ ak réer xëy na nag am na fu ñu bëggoon àgg seen borom loolu la doon bus ci sëñ bi kon kooku tam mënta aay am njàng bañ na ko sax ba ne murit dëgg-dëgg mooy ki tàmbale ci jàng liifantu mooy mën a liir ak mën a bind ñu gis it ne sëñ bi lim bëgg ñu xam ko ci moom lépp ci téere yi la ko def te nag téere yi ku jàngul mënoo cee jariñ moo tax fu baree bare nga gis mu bind ne bokk na ci pexe seytaane dox gim dox diggante taalibe yi akum njàng delluwaat waxaan feneen ne ku dox seen diggante ak njàng ne leen war ne mooy kuutaakoon seytaane bu wér a wér ci kaw suuf kon kooku mën nañu wax ne dafa dàq jàng ak jàngale kon li mu def mooy dafa ñëw gis ne niñ doon jàngale jamono yooyu laaj na soppi mu dugal ci ay soppaxndiku te mooy boole jàngale ak yar loolu nag bu ñu demee ba suñ jonni jamonoy tey jii dafay mel ne dafay dellu si wat mooy ne ñun ñëpp xam nañ ne système bi ni mu tëddee ci Sénégal yaakaar naa ne laaj na ñu liggéeyaat ci liggéey bu am solo yaakaar naa ko xool démb ak bërki démb vidéo yi nga xam ne nii mi ngi daw ñu di ko seetaan mu amee ci barabu jàngukaay ak melokaan yi ci nekk ku ko gis xam nga ne kon système bi laaj na ak liggéey bu am solo bu nu ci war a def ku nekk xam na li ne ci biir ñu koy jàng ak jàngale tam la mu war a joxe dëgg-dëgg joxe du ku nekk xam na ne li ñu gën a naqar li ci bari tam ñi jàng ñoo koy def kon nag ñu gis ne système bi laaj nañu xoolaat ko liggéeyaat bu dee suñu système yi ñu yor ñun tam ñu koy tuddee njàngaleem diine moom it ku nekk xam na ne laaj jot na ñu defaat ci ay taxaw seetlu ndax dëgg la lislaam mooy sunu diine kenn mënu ko ñàkk bañ a jàng waaye nag am na yeneen xam-xam yu baree bari yoo xam dañ koy soxlawoo sunu dund te buñ ko jàngul dañ koy jëggaani te façon njàngin woowu bàyyiwu ci xel lool ñu gis ne kon foofa am na luñ ci war a xoolaat ndax dëgg la bu dee diini moom maanaam lu baree bari mën nañ ko cee defal suñu bopp waaye nag yeneen fànn yi moom lépp lu ñu soxla dañu koy jëggaani te loolu nag nekkul ci li mën a wëy ñu gis ne foofu kon bu ci nekk laaj nañu defaat ci ay taxaw seet yooyu nag si seexu naa ñëw na ci bañ ci tàmbalee gës ak di ci liggéey yàgg na waaye nag xëy na jamono ju nekk day laaj ñu defaat ci yeneen gëstu defaat ci yeneen liggéey moo tax jamono ji xëy na mu yëngutuwaat téere bi nag ñëw ci waxtoom moo tax kon li mu ciy dugal moom day mel ne wàllam la lu mu bëgg a dugal ci ni mu gisee njàng ak njàngale mi ci dëkk mu war a doon delluwaay boo xam ni itam ñi gës ci fànn boobu dañ ci mën a sukkandiku ba gën a mën a teg seen tànk foo xam ne ni dana gën a leer ndax lu nekkit balaa nga caa mën a dugal sa loxo day fekk nga xam situation bu baax xam lim laaj xam la cay réalité ak la nga xam ne nii dañ caa yaakaar ne noonu la te du noonu ndax it ñu bari ñu ngi wax ci njàng mi barki dem rek dégg naa kilifa gu mag mu ne taux de scolarité bi Touba dafa faible ba jéggi den xëy na moom aw dégginam la waaye taux de scolarité bi moom àggul foofu ndax xëy na kay da nga naan bu fekkente ne ñiy jàng tubaab ngay wax waaye bu dee njàng rek yeneen façon njàng yi moom tasaaroo na ci dëkk bi lool kon xëy na loolu ñàkk bu mu ñàkkale ci bopp nit ñi moo tax ñu jàppee lu mel noonu moo tax ñu gis nag ne kon li koy saafara dëgg-dëgg mooy ñu xool doomi dëkk bi ñoom seen bopp ñu xalaatal ci seen bopp xoolit fañ bëgg mu jëm fa ñu mën caa jaar ñoom bu ko defee ku ñëw daal leen ciy fekk ñu ànd ci ak ñoom mooy suñu école yi bopp yi ñu yoral ko suñu bopp te sañcee soppaxndiku war nañ cee mën a soppaxndiku ba mu joxe loo xam ne nii mën naa am sax duñu soxla keneen kuy ñëw feneen di ci dugal sa loxo xam ngeen ni fii ci réew mi am na njàng moo xam ne nii ay privé rek ñoo ko yor te taxawu nañ ko saytu ko ba mu jaar ci yoon ba ñu baree bari jël seeni doom di leen génne ci public bi di leen yóbbu ca privé boobee te ay nit rek ñoo koy saytu loolu nag na ko ñeneen mane ñun ñii mane nañ ko noona moo tax xëy na ñu ne école publique am na ci dëkk bi kenn du ko bañ xëy wala boog ñun bokkoon ci ñi koy bañ waaye nag it war nañoo mën a jiitu ba leneen lu fi mën di ñëwit dana fekk loo xam ne nii ñun dana mel na nu gënal
ndax école publique bi xëy na lu baax la waaye ku nekk xam na ne bari na yu ne ci biir yoo xam ne nii am na luñ ci mën a wax lu baree bari moo tax ma jàpp nag ne ñi ci toll tey ay ndaw comme suñ mën taxaw ñu mel ne moom ñoom ñoo yelloo gëstu xool ba xam nag fan lan war a mën a teg suñu tànk ba mën a boole démb ak tey fu nekk ñu jël fa la fa am njariñ man koo jariñu ndax kat am na bindkat bu mag ci lislaam boo xam dafa wax ne bi mu jàngatee askanu jullit yi gis ne ñoom kat daa mel ne dañoo dellu gannaaw lool ci fànn yépp nag ndax dañoo jàpp ne ci wàllu civilisation matérielle bi rek lañ dellu gannaaw waaye même ci côté moral bi sax dañ cee dellu gannaaw ndax jikko yi lislaam jàngale woon yépp fi ne boo ko jikko woon weneen tur lañ lay jox waaye duñ la jox tur ne da ngaa julliti kon loolu ak dellu gannaaw mooy nag moom bi nga ko gëstoo li mu ko jox mooy ne dafa gis ñaari groupe yu mag ci biir jullit yi ñenn ñi mu tudde al jaamidun ñenn ñi mu tudde al jaahidun nee na al jaamidun mooy ñi way ne jàpp ne maanaam la doon démb ak bërki démb dara waru cee soppiku lépp dafa war a wëy di mel noona mu ne ñooña xam nañ ne mënoon ne ci démb di doxal tey wala boobu dana jafe mu ne ñooña dañuy ab gàllankoor la ñuy jur waaye nee na jaahidun mais ñi nga xam dañu jàpp ne lu moderne rek lañ war a jël lawoon démb ak bërki démb lépp dañ ko war a teg fële jël li jamono andi loolu ku nekk xam na ne boo fàttee sa démb doo am foo teg say tànk moo tax nag ñu gis ne jot na ñu war a xool lañ amoon démb ak bërki démb lañ ca mën a defub yóbbal ñu jël ko boole ko liñ soxla tey tem nekk ci yeneen fànn yi ñu boole ko mën cee tëgg système boo xam ne nii danañu jariñ Sénégal waaye jariñ sax doomu aadama ne ci kaw suuf xëy na nag gàllankoor bi suñu gàllankoor ñun mooy léeg-léegi ñàkk gu ñu ñàkk a dégg sëñ bi dañuy feeñ suñu mbir ndax léeg-léeg bu ñu nee sëñ bi nee na al ilmu naafi mooy xam-xam bu am njëriñ ñu bari bu ñu la koy firi jàpp ne mooy fiq hadis tawhid ak xam-xam yi aju ci diine kese loolu xëy na déggin wu gàtt la ci al ilmu naafi waaye xam-xam bu am njëriñ moom mooy xam bépp xam-xam boo xam ne nii nit ñi mën nañ cee jariñu te luy loraange duñ ko ca def duñ ko def lu araam booba xam-xam nañ koy soxla kon ni soxla woo hadis soxla woo fiq soxla woo tafsir noonu lañ soxla woo ay architecte noonu lañ soxla woo ay médecin noonu lañ soxla woo ay ingénieur noonu lañ soxla woo leneen ak leneen ci yeneen fànni xam-xam yi loolu lépp nag dañ koo war a jéem a seet nun koy tëggee ba loolu lépp ñu mën koo boole ci benn système boo xam ne nii danañu amal njariñ def naa ne téere bi ñun xoolaguñ ko bu baax gëstooguñ ko waaye jàpp nañ ne yu mel noonu rek moo koy tax a jóg kon dañ doon sànni kàddu rek ndokkeel sëñ Mountakha ci liggéey bi muy loo xam te da nga ko ubbi ñeel ñi tolloog yow ay at tey jóg ñu gën a jox yitte seen cosaan gën a jox yitte seen barab yi ñuy dund xool jafe-jafe yi nga xam moom la ñuy jànkonteel ñu jëm cee proposer ay solution waaye ñun fii Sénégal da ngay gis koo xam ne nii loo ko laaj ca France mën na la ko wax loo ko laaj ca Amérique mën na la ko wax loo ko laaj ci bitim réew mu wax la ko waaye boo ko laajoon maanaam lu ko gën a jege ci Sénégal mënu caa xam dara buñ toogee ba kilifa gu mag àgg ci nekk njiitum réew te mënoo xam bisu màggal Tuubaa lan lay tekk ci Sénégal loolu ku nekk xam na ne système boobu joxewul li ñu bëgg moo tax kon ñu gën a def yitte ci li ñu gën a jege jéem a xool jafe-jafe yi ci nekk ñu jëm cee proposer ay solution def naa ne yoon woowu rek ci la sëñ Mountakha jaar ñu ngi koy ndokkeel di ko sant ko gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. Écrire, ce n'est pas facile. Écrire, c'est se dévoiler. Écrire, c'est s'exposer. Écrire, c'est révéler sa nudité au peuple. Écrire demande de la volonté. Écrire demande du courage. Ce n'est pas facile, vu son âge, d'écrire surtout en français. Tout le monde sait que le français n'est pas notre langue maternelle. Nous l'avons acquis à l'école. Compte tenu de son âge, comme je l'ai dit tantôt, élève en classe de terminale qui vient de décrocher son bac et qui commence ses études universitaires, parvient à nous gratifier d'un ouvrage, ça ne court pas toutes les rues. Mountakha, vous avez du mérite.
Parce que la littérature est un domaine extrêmement difficile. Je parle sous le contrôle de Cheikhouna Abdou. Écrire demande des compétences. Écrire demande de la dextérité. Écrire demande également aussi de l'inspiration. Et pour écrire Muntaha, il faut 4 sources d'inspiration, 4 sources. Tous les gens qui ont écrit, ils l'ont fait sur la base de 4 sources. La première source d'inspiration, c'est l'écrivain lui-même. Il puise sa matière première de son vécu quotidien. Et cette écriture du moi presque revêt un caractère d'autobiographie. Ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est là où Muntaha a puisé ses ressources. C'est son environnement immédiat ou bien un environnement assez lointain. La troisième source pour écrire, il faut les autres textes, ce qu'on appelle l'intertextualité. Il faut lire beaucoup de textes et en fonction de ces lectures, de cette expérience, tu peux écrire à nouveau. Soit c'est les textes profanes ou bien c'est les textes sacrés. Si nous prenons Cheikh Ahmadou Bamba, qui maîtrise le Coran, qui a lu le Coran, tous ses écrits sont inspirés du Coran. C'est ça qu'on appelle l'intertextualité. Il a lu Daïmani, il a lu Al-Sanoussi, il a lu tous ces grands qui ont écrit, et dans les itinéraires du paradis, dans Masalikul Jinan, dès le début, Cheikh Ahmadou Bamba fait ce qu'on appelle un protocole énonciatif. Ça veut dire un préambule qui prépare son horizon d'attente. Pour vous dire que ce livre que je vais écrire, qui s'appelle Les itinéraires du paradis, Masalikul Jinan, j'ai lu Al-Sanoussi, j'ai lu Al-Daïmani, j'ai lu Al-Ghazali, plus mon expérience, je vais vous donner maintenant une nouvelle version sous forme de vers pour que l'écrit soit accessible au commun des mortels. On peut s'inspirer des autres textes pour écrire. On peut également aussi s'inspirer de la mythologie ou bien de la légende pour écrire. Je pense que Muntaha n'a pas chômé. Il a eu la chance de s'inspirer de son environnement immédiat, ça veut dire de l'éducation à Touba, entre illusion et réalité. On peut en parler de l'éducation de Touba, mais le temps ne nous le permet pas. Parce que j'ai travaillé avec ces Cheikhouna ou d'autres au niveau du complexe, quand le Khalif nous demandait d'adapter les programmes par rapport au contexte de Touba. Nous l'avons fait, nous avons d'ailleurs formé même les enseignants, je me rappelle. Moi j'ai géré le groupe de moyens secondaires pour qu'ils puissent quand même s'approprier de cet outil-là. Je vais peut-être ne pas monopoliser la parole, comme il y aura d'autres intervenants, mais sachez que la littérature a 3 grandes fonctions. Les latins parlent de placere, ducere, movere, plaire, éduquer, émouvoir. Si on traduit, les 3 grandes fonctions deviendront le bien, le vrai et le beau. Toute la littérature tourne autour de ces 3 grandes fonctions, le vrai, le bien et le beau. Et si vous prenez le livre qui est là, le beau, c'est l'esthétique. Le vrai, il a émis des idées qui peuvent être source de réflexion. Le bien, le livre a une portée sûrement éducative. Et ces 3 grandes fonctions ont été déclinées en petites fonctions comme fonction d'engagement. C'est sûr, dans le livre, il y a l'engagement. Tu veux défendre une cause noble, tu veux dénoncer quelque chose que tu juges injuste, donc il y a l'engagement dans le livre. Il y a également aussi la portée didactique. Parce que si vous lisez ce livre, vous avez un aperçu de la réalité Touba, surtout en matière d'éducation. Je ne l'ai pas parcouru, je n'ai pas eu la chance de le lire, mais je sais que tous ces éléments-là sont dans le livre. Donc je ne vais pas m'épiloguer pour longtemps, mais je vous rappelle la diction de Pierre Corneille dans le Cid. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et prend aussi cette devise de Sartre comme bandoulière, le génie n'est pas un prêt. Il faut le mériter par de grandes souffrances, par des épreuves, fermement et modestement traversées. On finit par entendre des voix et l'on écrit sous la dictée. Je vous remercie. Tanim TV nekk seen chaîne YouTube bu bees ñu jagleel ko wàllum xibaar
lépp lu ngeen yittewoo ci ay xibaar moo xam société politique économie ba ci biti réew lépp Tanim TV dina leen ko jagleel wàllum diine it dina am ay émission yu am solo daw leen gaaw ngeen abonné wu ci chaîne YouTube Tanim TV Tanim TV yéen rekk la fi nekkar ngir ay xibaar yu wér